asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yu Thiès Média ñu ngi leen di nuyu di leen sant et puis di leen ziar bu baax a baax tey jii nag ñu ngi sunu 3e numéro découverte ñu am ci nag gan gu mag guñ fi dalal tey jii di ko wax Daha Kanté kenn dootu ko présenté fenn ci Sénégal rawatina Thiès muy cheminot boo xamante ni mi ngi ci actuellement ni en plus nekk benn politicien boo xamante ni mi ngi ci grand parti Malick Gakou donc du ñàkk tey jii dinañ ci indil faram-fàcce bu am solo ndax dañ naan nettali ci làmmiñu borom la dàqee comme ni ñu ko waxee rek ñu song ko moom jéem a waxtaan ak moom mu indil ñu ay leeral donte am na ñu fi jot a jaar sax ñoo xamante ni am na lu ñu wax waaye moom dafa naka ki ci nekk nag defe naa ni ute naa ku ci nekkul donc nañ ko dégg suñu micro rek waxtaan ak moom mu indil ñu ay leeral maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay sëñ bi vraiment di kontaan trop ci émission bi nga xamante ni vraiment ñu ngi ki nii di ko def di remercier ñëpp aussi ak waa Thiès Média ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla sans yéen ñun li ñuy wax ci biir nekk du génn te du nekk dara wax dëgg yàlla. merci beaucoup kon balaa ñuy dem rek xanaa ñu jublu rek laaj la ci li nga xamante ni moom ngay def muy politique yaa ngi ci politique bi en même temps aussi nekk régie des chemins de fer nekk ci parti bi nga xamante ni mooy grand parti ak Malick Gakou ñu laaj la kañ nga dugg ci grand parti et puis fan ngeen toll actuellement sax ci liggéey bi. waaw grand parti bi ma ci duggee mooy depuis sa création bi ñu ko créé ba léegi en 2015 ci laa ci dugg par le biais vraiment de ma grande sœur Aminata Kanté honorable député. mooy aussi mairesse su Guédiawaye Sam Notaire ci laa ci dugg donc bi ma ci duggee ñu am ci taxawaay boo xamante ni taxawaay bu am solo la fii ci département wu Thiès parce que le grand parti est représenté dans toutes les communes du département 15 communes yëpp am nañ fa ay représentation macha allah donc di liggéey bu am solo di massifier aussi parti bi. donc da di parti boo xamante ni nii rek du parti comme yeneen yi nga xamante ni nii mel ni ndënd ak sabar parce que xamuñu loolu parce que suñu jikko mentor moom la ñu yor parce que Malick Gakou donc bëriwul coow bëriwul bruit donc te du politique boo xamante ni bu salte la parce que politique léegi yi ma gis nii léegi donc politique gu saagante ay ndey ay xastante ay summi worma nit donc du yoon donc ci loolu la ñu copier ci moom. moo tax it ñun tamit ñun ñi nga xamante ne ay militants am lañu moom la ñu roy loolu la ñuy doxale vraiment di massifier parti bi comme vraiment nu ñuy massifier parti yëpp. merci beaucoup massifier boobu nga wax nag ci laay ñëw tey jii est-ce que yéen ni ngeen massifier mi ngi bëgg a yaatu ci biir Thiès parce que massification aussi dafa ànd ak yaatal te Thiès grand parti boo xoolee dafa mel ni amu fi doole ah. waaw xam nga loolu bon nit ñi ñoo koy gisee noonu rek moo ñenn nit ñi mais grand parti bari na fi doole la bonne preuve ci élection présidentielle yi ñuy jógee yi ci coalition Idy 2019 la ñu demee woon ci bannière coalition Idy 2019 mais boo xoolee ci commune département bi yëpp 15 communes yëpp les militants du grand parti ñoom ñoo ñëwoon second après les éléments de Idrissa Seck. kon si le grand parti était vraiment minoritaire wala mu amul doole du ñu jël yenn dayo yooyu di ko teg ci ginnaawam man mii di wax ak yow man maa toppoon ci ginnaaw man maa nekkoon vice président wu ci coalition bi ñu nekkoon. donc même ci commune bi nga xamante ni moom laa nekkoon man maa nekkoon vice coordinateur u mairie Thiès Ouest bu Alioune Sow donc mu ngi noonu donc grand parti. boo demee ci commune yëpp boo demoon tey par exemple ba Diobass tu trouveras Ndeye Diobass bi nga xamante ne ni moo nekk foofu di bras de fer ak Alioune Sarr. waaw kon grand parti buñ ne mu ngi taxaw foofu mu ngi taxaw Thiès mu ngi taxaw Pout mu ngi taxaw fépp donc ñu ngi réunion suñu jigéen ñaa ngi def seen i activité macha allah ba démb rek laa jóge ci benn réunion boo xamante ni wax dëgg yàlla. grand parti taxaw na fa taxawaay boo xamante ne ni bu am solo la. waaw mais grand parti moom ban relation la am actuellement nii ak ki nga xamante ne mooy monsieur le maire Talla Sylla ban relation ngeen am exactement. non man en toute sincérité man musuma toog ak Talla Sylla. musuma toog ak moom ba démb rek laa ci waxtaan ak suma benn xarit docteur Djibril Sarr et mu may wax ni non dama leen di boole ngeen toog nii na bon
booba maa ngi wax ci affaire éclairage public yi nga xamante ni moom la ñu def ma ne ko mais Talla Sylla nag il a mal fait quoi parce que bi mu demee mu def lampadaires yi Thiès Est bi mu jógee Thiès Est dafa waroon a continuer Thiès Ouest avant muy dem Thiès Nord sama xarit bi mu ne ma non ma ne ko non booy bul faral Talla Sylla quoi yow tamit dafa def Thiès Est tëb defi Thiès Nord kon ci loolu lañ doon discuter quoi mais sinon man bon amuñu benn relation mosuñu toog mosuñu def dara quoi boo xamante ne nii donc gis naa ko mu ngi def politique am su defee loo xamante ne lu baax la dama koy wax su fee defee loo xamante ne lu bon la bon dama koy wax. mais monsieur Kanté est-ce que jàppoon ni da nga teel a wax parce que tamit balaa ngaa parce que Guy Marius Sagna xam lu muy wëlis xam nga ni fii la jógee dem dal fële kan moo la wax ne amul ay raisons yu tax mu def loolu wala est-ce que du jóge ci lee dellusiwaat doo ko def loolu. waaw mais xam nga raison moom moo ko xam. mais man aussi sama gis-gis man maa ko xam. voilà su ma gisee ni tey par exemple topp naa ñuy defar lampadaires yi dugg naa ci dëkk yi parce que aussi du ma nekkuma koo xamante ni dafay nekk biir néeg rek di wax non parce que fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màgge te fii Sénégal fii laa la wax ni ñi fi am teraanga yépp ñi fi mus a am teraanga laay wax ni ci Sénégal laa wax képp ko fi mus a am laa lay wax ni sa loxo sa teraanga jaar na ci sama loxo baay Alaaji Isaaxa Kanté bu décidé wul woon ci kenn ci président de la république bu fu mus a nekk daa lay wax ni duñ takkal kenn ndomba tànk ku mu mus a décidé balaa président di takkal ndomba tànk kenn sama waajur lay woo mu décidé nag kii baax na wala nangam sanga mu ñu doog koo takkal ndomba tànk kon loolu du ma ko gis ci moom ba pare wëlbatiku di yor jikkob yaa fus non li may wax ni lu ma xam la lu ma xam wax lu nga xam la ndax sa waajur def naan kenn dootu ko naatable biir Thiès nga teg foofu sa baaraam dinañ ci dellu si waat ci moom waxtaan ci moom tuuti balaa émission bi di jeex waaye dama lay bëgg a laaj ba xam yow maire yi nekk ci communes yi naka gis seen liggéey actuellement nii. non wax dëgg yàlla liggéey bu ñaaw la ñuy liggéey. maire yi yëpp liggéey yu ñaaw la ñuy liggéey ñu fi loo xamante ne nii lu Sénégalais yi wala lu population thiessoise mën a teg seen bopp la. en toute sincérité soo gisee nag wax dëgg yàlla man Idrissa Seck suma xaritu mentor la. xaritu Malick Gakou la. ñoom ñaar duñu tàqalikoo suba ak ngoon ñooy nekk guddeeg bëccëg ñoom ñooy nekk mais nag soo gisee nit ñi di ko jam ay paaka di ko jam ay jaasi du moom parce que moom li mu war a def yépp def na ko mais ñi mu teg ci communes yi ñoom ñoo teguwul ñoom ñoo dul ay nit yoo xamante ne yu ñu war a teg ci commune lañu wax dëgg yàlla parce que mairie aussi objectif am dul leneen lu dul voirie électrification assainissement social jeex na amul leneen yow maire yaay dem di wuti ji ay partenaires soo wuti ji ay partenaires ñu lay jàppale ci yenn yi wala dara la mais yooyu yëpp tout cela n'a pas été fait da ngay xool donc arrivé mairie Thiès Ouest ba tey demal xool rond-point Normandie li nga xamante ne ni moo doon joie yow tey Thiès ku musaan jóge fenn Cité Lamy R100 nangam sangam point de convergence rond-point Normandie la woon mais léegi da ngay ñëw xool tey par exemple mais c'est dégueulasse c'est pas nettoyé non seulement amul électrification amul dara rien n'est fait te dafa amoon ay bancs publics am lépp wax dëgg yàlla bu jëlal route hôpital bi nga xamante ne ni dafa séddalikoo ci ñaari maire yi Thiès Est ak mairie Thiès Ouest mais regarde nu mu mel tey ambulance bu fay jaar sax laa lay wax nii bu yabee malade boo moytuwul malade bi balaa moo dugg biir hôpital de pourquoi parce que tali bi la route est dégradée yàqu na yàquwaay boo xamante ne ni wax dëgg yàlla donc ñoom su ma waxee ni liggéey nañu voilà mën a loolu laa mën a wax quoi liggéeyuñu benn liggéey boo xamante ni bu jëm ci askan wi la. waaw mais soo gisee tali yi mel noonu nag est-ce que jàppoon ni aussi monsieur le maire Idrissa Seck ci la bokk parce que boo gisee 44 bi fi amoon booy def ay tali mais assainissement je pense que moo war a jiitu mais doo defar tali jaarale ko ci kaw ba pare dellusiwaat ñuy tojaat pour di def assainissement est-ce que tu ne penses pas que di voilà problème foofu la jógee. waaw mais boo xoolee assainissement yi c'est bien avant Idrissa Seck. c'est bien avant Idrissa Seck. non mais 44 bi fi amoon ci lañ profité woon ni ak région bu nekk dañ lay bàyyi nga defar. moom laa lay wax nii dama ne la assainissement bi c'est bien avant Idrissa Seck parce que boo xoolee tey canalisation yi nga xamante ne ni jaareel nañ ko ci tali bi jaareel nañ ko ci quartier bi la bonne preuve booba man sama papa mu ngi dund mais fii jaaralewuñu fi woon mais quand tu l'as bi mu imposé volonté am laa lay wax nii ci la ñu ñëw ñu defar fi ñu def canalisation yi defar ko mu dem rejoindre tali ba fële donc c'est bien avant Idrissa Seck. voilà donc xam nga aussi su fekkee ne mairie même Idrissa Seck bi muy nekk maire donc il fallait aussi l'appui des états aussi am na c'est normal mu am appui wu état yi tamit parce que budget wu mairie yi aussi am na yenn yoo xamante ne attanuñu ko mais tamit attanuñu ko mais cela ne voudrait pas dire que ni dañuy toog di wax suñu budget attanu ko mais Idrissa Seck li mu waroon a def na ko
tey aussi bi muy def bi nga xamante ne nii ci 4x4 44 ba li nga xamante ni moom la waroon a def buñ ko bàyyi woon mu continuer ko laa lay wax ni kon région yépp ci Sénégal motle nañu ba jeex sincèrement mais ñi mu teg en toute sincérité ñoo amul capacité bi nga xamante ne nii tey liir woon soxlawu réew mi ñu def ko vraiment amuñu capacité bi franchement mais yàlla dinañu dimbali nag comme ñu ngi dem ci ay joutes électorales yoo xamante ni yàggatul bon xamaguñu kañ la mais vraiment on va se réunir incha allahu rabbi on va se réunir et prendre vraiment les personnes les identités remarquables et remarquées teg leen laa lay wax ni tey pour ñu relever le défi bi nga xamante ne moo ñu interpellé dans Thiès. merci beaucoup monsieur Kanté mbokku téléspectateurs yu Thiès Média ñu ngi fii tey jii ak monsieur Kanté mu sol mbubu politique bu ñu ko simmilee mbubu politique bi nag dañ ko soloon mbubu cheminot parce que Thiès ku ko wax benn dëkk ñaari gaar ak benn aéroport parce que aéroport bi lu bees la waaye gaar bi moom defe naa ni yàgg na fi mu nga xamante ni def na 34 ans de service kooku je pense que kenn gënu ko maîtriser nekkoon conducteur de train ba yàlla dogal aussi mu amoon ci accident boo xamante ne mën naa wax ni Sénégal yépp ñu ngi koy fàttaliku mu doon lu diis suñu borom muccal ko mu mucc ci ba mën a toog fi tey jii di waxtaan ak ñun monsieur Kanté dama bëggoon ñu waxtaan ci régie de chemin de fer parce que nee nañu am na ñuy wax naan suñu amee tey jii 50 milliards chemin de fer delluwaat fa mu nekkoon am na ñu ni suñu amee 20 milliards chemin de fer delluwaat fu mu nekkoon too kooku def naan nag tungu ne du teew ñuy natal comme yow yaa ngi ci mbir mi ñu bëgg la dénk rek kàddu nga wax ñu exactement ce qui se passe. waaw loolu moom soo ma ko laajee dama ci sawar a tontu ñeen ñi ñuy wax 50 milliards ñeen ñi ñuy wax 100 milliards man damay wax ni wax naa ko ci benn plateau boo xamante ni def naa ko nee naa leen ñun on n'aurait même pas besoin de 30 ou de 40 milliards. yàlla dëggal li nga xamante ne ni man moom laa waxoon parce que bii nga xamante ni nommé nañu benn administrateur bi nga xam ne mooy Joseph Gabriel Sambou l'État du Sénégal avait dégagé un montant de moom ak Mali quoi ñoo dégagé woon un montant de 7 milliards 500 7 milliards 500 yi c'était réparti comme suit 6 mois donc 2 milliards 500 yi pour réfectionner les locomotives yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk en panne donc 2 milliards yeneen yi nga xamante ni moom moo des moom la ñu waroon a régler les certains points critiques de la voie certains points critiques pas la totalité quoi points critiques yi lañ doon réparer ci 2 milliards yooyu muy 7 milliards 500 yi mais malheureusement pour l'État du Sénégal ak l'État du Mali génnewuñu xaalis bi d'une façon boo xamante ne ni global dañ ko doon génne d'une façon boo xamante ne ni partiel la di ko daggate ba nga xamante ni lépp au lieu que mu dem ci ay pièces de rechange wala defar ay points critiques de la voie dafa yem ci salaire yi parce que salaire yi c'était pour 6 mois mais li nga xamante ni moom la ñu waroon a régler wuñu ko génnewuñu ko donc loolu yëpp daanu ci salaire yi ba nga xamante ni jotuñoo réparer benn locomotive jotuñoo defar benn point critique de la voie voilà yàlla def Joseph Gabriel Sambou dem ñu indi beneen administrateur du nom de Kibili Touré doomu Souti Touré que je salue au passage c'est mon père parce que moom ak suma papa jaar nañu fu bëri suma papa épaulé ko wax dëgg yàlla jàppale ko def ko doomam ba fépp fu mu egg fa donc ba tey jii daf ma koy wax Kibili di doomam ñëw fi chemin de fer bi mu ñëwee aussi li mu njëkk a wax mu njëkk a bégloo cheminots yi parce que dinaa delloowaat dignité chemin de fer ñi nga xamante ne nii dañoo doon bafouer seen dignité dinaa ko delloowaat ba ñu retrouver seen lustre d'antan franchement mu def benn programme plan de sauvegarde d'urgence qu'il a proposé à l'État du Sénégal en présence de la Banque mondiale voilà proposé ni État du Sénégal bii dafa war a joxe 10 milliards État wu Mali bay dafa war a joxe 10 milliards parce que dafa nuye woon benn partenariat ak les Sud-Africains donc Sud-Africains yi comme c'est des géants de locomotives ñoom dañu am ay parc auto locomotive yoo xamante ni yu bari la mu gisoon fa ay partenaires yoo xamante ne ni dinañ ko jox 12 locomotives yi jënduñu ko mais sous location bàyyi lay nekk quoi boo xamante ne ni ñoom ils nous apportent les locomotives ñuy daw di leen fay mais ba benn diir boo xamante ne ni ñun dañuy moom locomotives yi quoi donc ci loolu la ñu nekkoon donc mais loolu yëpp dafa wéeru woon ci état wu Sénégal génn 10 milliards état wu Mali génn 10 milliards donc bi nga xamante ni tenir nañu réunion inter état bi nga xamante ni bu mujj bii la
état yi dégagé woon nañu vraiment décidé woon nañu que ne dañuy joxe ku nekk 10 milliards mais joxewuñu ko. mais fan la war a bloqué loolu ngay wax noonu waroon joxe 10 milliards yi ku ci nekk joxewuloo ko fan la bloqué exactement. mais fi mu bloqué mooy dañu bëgg di politiser vraiment entreprise bi te politique chemin de fer kenn waru koo politiser. te ensuite il faut que aussi Macky Sall bi nga xamante ni mooy président de la République su demee ba nga xamante ne nii laa lay wax nii parce que les ministres aussi s'ils se réunissent ba joxe ay perspectives yoo xamante ni dañuy jël loolu teg ko ci kaw taabalu président de la République. mais président de la République Macky Sall moom dafa war a xam ni tey par exemple xale la te chemin de fer warul dee ci loxoom tey. su waxee ni tey nañu génne 10 milliards laa lay wax ni balaa ngoon dinañ génne 10 milliards. parce que mais chemin de fer bu deewul it mi ngi sukuraat ndax boo xoolee. non ah bon. chemin de fer dee na rey nañ ko ba mu dee. parce que loo xamante ne ni lu mu sota am la suñu toogee ba léegi laa lay wax ni cheminots yi di toog ay ñaari weer ñetti weer du ñu fayee ko soldu yaa ngi dégg bu baax li ma la wax depuis 1 an ngi nii train sifflé wul de Dakar vers le Mali mais c'est catastrophique. waaw li nga wax nii dama bëgg nga dellusiwaat ci tuuti parce que ñu ngi koy dégg mais wóoruñu mais comme tu es dans le milieu fa nga nekk li nga ci wax rek la ñu mën a jàpp 2 mois dégg nañu ni chemin de fer toog nañu fay ñu leen salaire est-ce que loolu am na. ba nii may wax ak yow nii ñu toogee ci suñu salle di def suñu émission nii chemin de fer fayee ko guñu seen salaire du benn agent boo xamante ne ni buy am feebar wala doomam feebar wala jabaram feebar ba ñu jël ko yóbbu ko ci hôpital benn hôpital accepté ko. bu jëlul xaalisam dugal ci loxoom ci poosam jël fay structure sanitaire boobu te boo fayee structure sanitaire boobu boo jëlee say facture boo ko yóbboo chemin de fer on te rembourse pas très rapidement. mais kon yéen négociation bi ngeen toll état fan la toll kon. mais amul dara parce que la bonne preuve soo demee ci cheminot yëpp boo demoon nga def tey ay micro trottoir nga dugg biir chemin de fer nga interroger kenn ku nekk dinañ la wax ni la laa wax ni ñoom ñëpp jommi nañu parce que tey waxul ñëpp moom mooy. na état bi génne xaalis kon jox ñu ko kenn ku nekk dem kenn ku nekk jaar ne mais la bonne preuve PTB ngi nii ñu rey. ba mu dee te PTB moo yoroon transport de masse banlieue bi. tey à cause du TER te TER kenn terewul Macky Sall mu def ko. mais boo demee France tey TGV yu fay daw autorail yi fay daw boo demee ci benn gare tu verras au moins 13 à 14 circulations par jour. yoo xamante ni à la minute tu vois des circulations mais le train voyageur c'est pas à caractère rentable c'est à caractère social loolu il faut que ñoom ñu xam ko TER bi bu ñu ci defoon 1000 milliards 2000 milliards laa lay wax ni ça serait pas à caractère rentable du luy rentable parce que tey ñun bi ñu amee suñu train voyageur di ko dawal rentable lul woon mais train marchandise yi moo doon ñëw en appoint parce que tey train marchandise amul tey liñ daan liggéey par weer dañ daan liggéey mon frère dañ daan liggéey 4 milliards par weer 4 milliards dañ ko daan liggéey par weer dama lay wax loo xamante ni lu gën a ndaw la rek parce que tey par exemple admettons tu prends un train par jour nga jël 40 millions train bu nekk 40 millions ça fait combien par mois 1 milliard 200 millions benn train laa la wax boo xamante ni dafay jóge Dakar di dem Bamako waxuma la retour am tey soo parvenir tey def 2 trains ça fait tu as de l'argent et la masse salariale tey au chemin de fer bi nga xamante ni dafa nekkoon grimpé ba 400-500 millions tey ñu nekk ci masse salariale 160 millions yaa ngi dégg bu baax les cheminots ne peuvent pas percevoir leur salaire benn ñi dem retraite fay ñu leen seen salaire. ñi dem retraite ñëpp amul kenn koo xamante ni te ku dem retraite da nga sa indemnité da nga waroon dem tey retraite subaa nga dem à la caisse percevoir say indemnité de départ à la retraite mais tey koo xamante ni nii jotul indemnité de départ am mu toog këram fayeekuwul mais ça c'est grave c'est triste ba pare mënagul fayeeku pension am dafay metti bu dëgg yàlla président de la république bi nga xamante ne nii moom vraiment wax na ak son homologue IBK que ni ils vont reprendre ce chemin de fer ba jël ko ci loxo Abba Jaber nañ ñu dimbali administrateur bi d'accord mu ngi def ay effort yoo xamante ne nii dem di xeex ak gars yi ñuy génn chèques yi di fay mais tamit moom tamit li ma koy wax mooy il faut pas qu'il se trompe parce que na xam ne ñi mu jël ñu entouré ko laa lay wax ni man je le dis et sincèrement honnêtement je le dis parce que tamit lu may wax ci biir chemin de fer képp koo xamante ne ni mus naa laa wax dara ci biir chemin de fer ngay kilifa mujj nga dellu si ci man wax ma ne ma li nga ma waxoon dëgg la parce que chemin de fer dafa am ay nit yoo xamante ni dañuy wër tey kilifa dañu lay wër dugal la ci kàmb nga dugg ci kàmb ñu génn dem bàyyi la fa. est-ce que looloo tax neexu leen a dimbali.
mais neex nañu dimbali parce que tamit même suñu neexulee dimbali foo dem am na ay nga baal ma ci kàddu gi am na ay hypocrite nga baal ma ci kàddu bi mais foo dem ci àdduna am na ay hypocrite mais loolu cela ne voudrait pas dire que ni dañuy toog ci à travers loolu ñu bañ a defar chemin de fer. mais gisoon ni tamit ñi fi ñëw ñëpp dañ leen di jox rek ñu dem feesal seen ay poste après daw dem joxaat keneen loolu yow noo ko jàngatee yow. waaw loolu nag ñun liggéeykat yi ñoo ko mën a dindi. ñun liggéeykat yi ñoo ko mën a dindi parce que tamit dañu war a am bët ci li nga xamante ne ni moom la ñu dénk ñi ñu fi yónni. te aussi obligation la que muy administrateur muy ku mu mën a nekk parce que aussi am na collège yu délégué du personnel au chemin de fer boo xamante ne ni am na collège syndical mais administrateur même su fekkee ne ñëw na il doit recevoir comme le texte yi nu mu ko waxee mu war a daje ak liggéeykat yi weer wu nekk tey moom li ma koy ñaan mooy biñ ko ëndee ba léegi toogul ak cheminots yi discuter ak ñoom syndicats yi lay woo waxtaan ak ñoom mais dama koy wax en tant que grand frère am comme ni ma ko papaam waxee te su may woo moom ci boppam di ma woo di ma wax mon petit frère mon grand frère ma koy jox conseil di ko wax ne ko na ñëw mu woo cheminots yi toog ak ñoom jël feuille de route am cheminot sénégalais comme cheminot malien parce que nous sommes une entreprise binationale teg feuille de route am ne leen fii laa bëgg a jaar wax leen lépp mu bañ a am nëbbatu bañ a am dara moo gën muy làqatu ak ay nit wala di toog ak ay nit ci benn ruq di waxtaan ak ñooñu di ko dugal ci kàmb goo xamante ne nii kàmb gi dugg ci génn ba ilaa yow mi diini. ci loolu laa bëgg a ñëw nag est-ce que yow jàppul ni aussi dafa am lu ñu leen di jox ci suuf ñuy ànd ak ñoom ci liggéey boobu ñu nekk noonu. bàyyi ñeneen ñi xam nga chemin de fer moom naa la wax benn mbir moom sama benn paa daf maa mës a wax mu ne ma doom lépp lu ngeen di def ci chemin de fer def leen ko ci fosse ba. c'est-à-dire. ma ne ko waaw góor gi lu xew mu ne ma fosse ba mag ña dañ faa tuur deret soo gisee ay xew bu musaan am ni ay xew yi ñuy rey ay nag comme di def ay tong-tong di jox ay nit ñi ainsi de suite nee na nag yi musaan jënd ci biir fosse ba lañ koy reyee parce que deret bi ñuy tuur ci biir fosse boobu ku fa taxaw nga jàppante fa loxo boo fa waatee boo respecté wulee loolu dalay topp ba ilaa yow mi diini te boo moytuwul laa leex nii ku mujj ci xeet yi ngay nekk. mu ne ma gis nga chemin de fer booy dugg boo jógee passage à niveau bi mu ne ma gis nga boo xoolee passage à niveau bi côte la ngay yéeg pour dugg chemin de fer nee na ku am intention boo xamante ni bu bon la nga duggee ko biir chemin de fer def fa lu bon booy génn torox ngay def kon ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ko topp tey ngi topp administrateur mu leen di jox xaalis ñu koy lekk au détriment des cheminots des dignes fils ferroviaires là ñu koy lekk torox rek la ñuy def. trox la ñuy def te duñu suñ see boo ñu lekk ci ay millions mais du leen jëriñ ilaa yow mi diini parce que cheminots yi dañoo tuur seen ñaq dañoo sonn nii te ak li fi des expertise mu ngi fi boo xamante ne nii en toute sincérité tamit may wax Macky Sall encore mu ngi defar teeram kenn xamul ñan la fay def mais tey bu fekkoon ne bëgg naa suqali sax chemin de fer yenn entretien voies yi yenn yi nga xamante ne nii ay defarin yu ndaw la wala dara la mais ñu dénk ko DBF Dakar boo ma ko ferroviaire bi nga xamante ne nii au moins laa lay wax nii suñ ko dénkee même bu di weer wi dee wala dara la mais état bi dina am lu mu dindi sax fay ko DBF mun koo def ci ay gafakaam. waaw est-ce que loolu du boo jàpp ni du roy chemin de fer boo defaree lii bàyyi lii joxe lii téye la est-ce que ça ne doit pas poser problème. moom laa la wax loolu ci côté terre bi la. mais dama lay wax ne la ñun li nga xamante ne ni moom la ñu laaj pour defar chemin de fer su ko état yi génnee laa la wax ni en un temps record 20 milliards bu ko état yi génne woon ñu jël suñu 12 locomotives yi nga xamante ne ni administrateur nu ween a partenariat ak sud-africain yi ñëw teg ko. la bonne preuve présentement nii ñu ngi defar portion de rail bi nga xamante ni portion de voie bi yàq woon entre Koupantoum et Koussanar yaa ngi dégg donc ñu ngi koy defar donc dinañ ko livrer ci fin du mois bi donc kooku suñ ko defaree saxaar yi di daw mais du ñu demander état bi mu jox ñu mu fay ñu salaire parce que suñu salaire ci suñu liggéey la daan génn chaque weer. suñu liggéey la daan génn mais nañ ñu dimbali ci loolu président de la république nañu dimbali ci loolu. jël nañu 52 milliards joxe ko DER ñu jox ko ay financement balaa ngaa joxe ay financement wala dara relève les entreprises la bonne preuve barki démb la ñu wax ni fii Sigelec tëj na mais am na loo xamante ni tamit moom mu nekk xale ba pare entreprise yi di tëj ci kanamam ci Sénégal du yoon du dëgg du yoon vraiment ñun dañ koy demander mooy président wu Sénégalais yëpp. que ni chemin de fer kenn mënul defar dëkk te defaroo sa chemin de fer
kenn mënul defar dëkk te defaroo chemin de fer. Maroc boo xoolee toll nañu jamono boo xamante ni meloon nañu comme ñun nu ñu mel nii présentement mais ils se sont réunis ñoom étant travailleurs ñoom ñoo relevé tey seen chemin de fer ba ñu koy concurrencer tey chemin de fer Europe mais loolu nañu ci dimbali vraiment moom mooy sagam mooy sagu lépp mais bu ñu waxee ni tey par exemple xoolal les cheminots yi demandent audience au président de la République mais boo gi demande président audience mënoo recevoir cheminots yi c'est une première dans l'histoire du Sénégal amul chemin de fer fu mu mus a taxaw laa lay wax ni demander audience président de la République tey ci suba te recevoir la tey ci ngoon mais nous lui demandons nag ñun laa lay wax ni mu bañ a am intermédiaire suñu diggante ak kenn ñu mu nekk moom ak ñun cheminots yi ñu toog wax ko li nga xamante ni tëgg suñu mémorandum bi nga xamante ni yóbbu woon nañ ko jox ko woon ñu génnewaat ko renouveler ko jox ko yaa mu xam ni yoon wi la ñu war a jaar pour vraiment defar chemin de fer. très bien monsieur Kanté ñu ngi lay jaajëfal bu baax li nga wax ni leer na trop leer na nañ aussi sol nga fi tey ji ñaari casquettes yu bokkul benn bi di politique benn bi nekk ci régie des chemins de fer du Sénégal bi nga xamante ni dafa manqué lool doomu Thiès yi nga xamante ni namoon nañ di gis seen waajur yi le matin très tôt ñu jël seen ay bus dem di liggéeyi le soir wàccaat aussi bus bi indi leen Thiès dundaat Thiès mel na mu meloon loolu defe naa ne namoon nañ ko parce que soo xoolee li nga wax it yenoon na maanaam 20 milliards Sénégal 20 milliards Mali. 10 donc loolu je pense que ni war sa metti loolu ci état du Sénégal am na feneen ak feneen fu ñu dugal xaalis boo xamante ni waroon nañu ko mën a def foofu bi ci des aussi dañu ni Thiès benn dëkk ñaari gaar mais léegi dañu cee rax aéroport yow naka nga gisee aéroport Diass bi nekk fi nga xam c'est tout près ak Thiès te Thiès exactement seen doom yi gisaguñ ci seen bopp comme il faut. waaw loolu moom dëgg la parce que boo xoolee aéroport bi joyau la parce que bu voyagé naa jaar naa ci gis naa wax dëgg yàlla par rapport ak aéroport Léopold Sédar Senghor mais tëj ko sax aéroport Léopold Sédar Senghor bi du woon yoon parce que sincèrement rafet na mel na ni mu war a mel nekk na ci norme standard yi nga xamante ne nii comme yeneen yi aéroport yi ci àdduna bi mais xam nga nag fii Thiès am na lu ñu manqué loo xamante ne nii comme li ma lay wax rek moo ci nekk ni ma lay wax ni chemin de fer kenn du ko politiser aéroport bi dañ koo politiquer li tax ma ne dañ koo politiquer parce que la bonne preuve bi ñu koy tuxal fii boo xoolee doomu Thiès yi doon liggéey aéroport Dakar yëpp delloo si waatuñu leen fii dañoo jël ñeneen ñoo xamante ni Dakar la ñu jógee ñii Tamba ñii nangam ñii feneen ñii defeneen ci politique la ñu jóge ñu ñëw indi leen ñoom ñoo fa fees dell mais loolu du yoon mais boo implanté benn affaire ci benn dëkk vraiment da ngay jël waa dëkk boobu jiital leen fa ñu gën faa bëri wax dëgg yàlla parce que am na ay bopp yoo xamante ni wax dëgg yàlla jàng nañu lépp loo xamante ni luy ay mbirum aéroport la bon donc loolu rek la mais président de la République moo war a taxaw ci loolu parce que ñëpp la war a yemale la bonne preuve boo xoolee mine d'or bu Kédougou bi mu ngi noonu waa ñu ngay jooy parce que wax nañu ni seen benn mbokk wala seen benn dëkkandoo nekk fa liggéeyu fa mais mu ngi noonu loolu mooy problème yi il faut que vraiment ñu xam ni tey par exemple bu ñu defaree aéroport ñi dëkk ci Thiès dañ faa war a nekk la bonne preuve chemin de fer bi mu nekkee fii nga xamante ne ni chemin de fer du Thiès kese mais Thiès moo taxoon ñuy wax comme benn dëkk ñaari gaar mais nag li ci gënoon a bëri doomu Thiès yi ñoon nekk chemin de fer la bonne preuve boo demee sax sur le long de la donc dans toutes les régions boo demee yu chemin de fer traversé doomu cheminots yi fa nekk c'est des Thiessois ay Thiessois lañu wax dëgg yàlla te vraiment chemin de fer mën naa dellu fu mu nekkoon ci ay diir yoo xamante ne ni du yàgg dara te loolu lu ñuy wax lu ñu xam la président Macky Sall su fekkee ne tey par exemple li ñu koy ñaan mooy nañu woo ñu toog ak moom mu bañ a am intermédiaire sax du ñàkk parce que le ministre de tutelle impérativement ak le secrétaire d'État ak ki nga xamante ne ni mooy administrateur général bi ñu nommé muy Kibili Touré vraiment bu ñu toogee cheminots yi wax génne defal ko proposition moom du ko bañ vraiment parce que Abdou Diouf à son temps bon dafa nuyoo woon partenariat canadien yi jox ko 5 locomotives GM yu mag a mag yooyu lañ doon dawal ba tey jii machines yooyu ñoo fi nekk te paan yi nga xamante ne ni machines yi paan nañ ko du paan yu mag te ouvrier yaa ngi nii taxaw laa lay wax nii nekk ci atelier yi nañu jënd pièces yi encore defar machines yi nekk fee yi nga xamante ne ni moom la ñu war a indi 12 locomotives yi administrateur bi wax mu indi ko ànd ak liggéeykat yëpp laa wax ni parce que une entreprise ne fait pas de miracle on investit et on motive le personnel entreprise bi dox. merci beaucoup monsieur Kanté kon defe naa ni loolu kàddu yi leer na rafet na te am na précision aussi
xam ni ku la dégg nga wax tey ji xam ni am nga loo xam ci chemin de fer du Sénégal waaye nag je pense que du ñu dem tey jii te du ñu dellu si waat ci yow mii dellu si ci nga xamante ne mooy sa waajur wu góor Sénégal xam ko Thiès xam ko ñëpp xam ko kooku def naan foo ko tuddee rek muy Issakha Kanté foo ko tuddee ci Sénégal voire même dans le monde entier dina am lu ñu la ci mën a wax tey ji nag duñ dem te duñu waxtaan ak yow mi nga xamante ni yow yaay doomam tey ji nga am tuuti loo ñu wax ci góor gi. waaw góor gi moom bu ñuy wax ci moom dinañ ci sawar non seulement parce que yar nañu yaru image am jox ñu fullay boppam bi nga xamante ni moom la am parce que c'est un homme de caractère aussi te jàngal nañu lu bari it nee na ma daaxa ma ne ko naam papa mu ne ma àdduna lu mu metti metti bul fen mukk góor gi Issakha Kanté ah ñi ko xamul Thiès fii bariwul ñu ko xamul Sénégal ñu ko xamul ci àdduna bi bariwul te tabax na fi ay nit yu bare tabax na fi ay nit yu bari gunge na fi ay xale yu bari it ba xale yooyu tey tekki ñooy xamante ni nii tey ay père de famille lañu suturaal leen defaloon doomu jàmbur moo ko gënoon defal doomam la bonne preuve fii ñun bi ñuy jàng école ak yëpp parce que j'avais une cousine boo xamante ne nii dafa nekkoon ci moo doon présidente femme panafricaine yi mais chaque 2 ans da daan indi bourse fii indi ko ci kër gi jox ko paa bi benn bourse étrangère mais sam papa chaque fois day wax ni non duma la ko jox ba mu koy jox parce que dañ ko daan dénk ay doom mu koy jox ñooñu jàngi nañu tey ba nekk ay ingénieur fii ingénieur fee ñëpp am ay liggéey yoo xamante ne yu extraordinaire lañ wax dëgg yàlla ma koy ñaanal man daaxa sama waajur la te def na ci man lu bari fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi nga xamante ni fa la jógee yàlla na ko yàlla xare àjjana ci gën a kawe yi te xam naa ne ma nga fa parce que ginnaawam naxasul débordé wul benn boor tey jii dañuy mel ni sax laa lay wax ni parce que ragaloon nañ ko ragal boo xamante ne ni ba nii dañuy bëgg a def dara sax laa lay wax ni dañuy yaakaar ni paa bi mu ngi suñu wet ba buñ ko bëggee def sax dañuy wax ni paa bi mu ngi suñu wet mais di sant yàlla bu baax a baax parce que loolu perdrul parce que tamit inculqué na lu ma la wax noonu def na ko ci man inculqué na ko ci rakkam bi nga xamante ne ni moom mooy Issakha Kanté chef de quartier Mbour 1 def na ko ci moom ba tey jii amul kenn koo xamante ne ni kuy def dara wala kuy xalaat dara fii Thiès te doo jiitu ci moom mu xelal la Issakha Kanté bi nekk Mbour 1 moom mooy rakam mooy caatam mooy seen caat ñoom caatu famille donc def na ko ci moom di ñaan yàlla moom it Issakha Kanté bi nga xamante ne ni mooy chef de quartier Mbour 1 yal na yàlla guddal fanam di ñaan aussi li nga xamante ne ni njaboot yi ñu bàyyi ci ginnaaw fii mooy Issakha Kanté yal na ci yàlla teg loxo góor la goo xamante ne ni wax dëgg yàlla man de wax dëgg yàlla def na ci man fulla def na ci man fayda ba nga xamante ne nii wax dëgg yàlla amul lenn loo xamante ne ni lu ma war a wax la ma taxaw fa di jooy man nag li may wax di ko ci yokkaat mooy ci biir chemin de fer bii ku ko jàpp man Issakha Kanté ma jàppale la ku ko jàppul dama lay xeex comme ni ma xeexee ñeneen ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekkoon awma ci xaj awma ci seen. merci beaucoup monsieur Kanté li nga wax noonu leer na waaye xanaa du ñu dem tey jii rek te du ñu jaajëfal ñi nga xam moom la ñu àndaloon waaye loolu yëpp li ko jiitu nag mooy que rek ñu laaj la sa mot de la fin looy tàggatoo ci émission bi ndax sunu li ñu cërale woon ci wàllu waxtu mi ngi bëgg a jeex ñu lay jox rek dénkaat le micro bi nga wax ñu sa mot de la fin. waaw di santaat yàlla bu baax a baax di leen sant yéen aussi di leen gërëm waa Thiès Média di wax ni comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen ba rek ci néeg la ñuy nekk di wax même bu ñu nekkoon ci ëtt sax di wax te yéen defu leen télévisé wu leen ko génnewu leen ko tey ñii duñ ko kenn du ko gis vraiment di leen wax ni encore une fois ñu ngi leen di santaat encore di leen gërëm di wax ni lii ñu def émission bii ñu def yàlla na nekk émission boo xamante ni buy dugg ci nopp président de la république la bu dégg ko vraiment pour mun a defaraat chemin de fer di lancer un appel à l'endroit des cheminots aussi di leen wax ne leen muñ nañu continuer muñ parce que yàlla mu ngi ànd ak aji muñ yi te incha allahu rabbi chemin de fer bi dana tardé defaru mais danañ ko defar incha allahu rabbi parce que 1885 lañ ko tabax 1885 lañ ko tabax Seydi Hadj Malick 1885 dara du ko dindi Abdou Aziz Dabakh keroog bi ñu ko woowee jaaxle mu nekk ci gazon wu chemin de fer yi daf cee taxaw wax mu ne lii du yàqu te bu naree yàqu yàlla na ko tubaab yi jël ko ñu dem ci Abdou Lahad Mbacké mu ne dem leen tuñu gileem la dafay lang rek waaye du wat incha allahu rabbi may wax ni cheminots yi entreprise bi dina jóg mu delluwaat
ci lustre d'antan bi mu nekkoon incha allahu rabbi ñuy fayeeku di lekk di naan suñ njaboot di lekk di naan di faju dara bañ a jot kenn yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp defal ko mbooloo mu cheminots yi defal ko sénégalais yi defal ko Thiessois yi. yéen aussi seen li nga xamante ne ni moom mooy seen télé bi yàlla na ko yàlla def mu màgg ba vraiment dépassé li nga xamante ne ni mooy norme yeneen télévision yi fi nekk. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan ñu ngi woon fii tey jii ci kër Daha Kanté bi nga xamante ni c'est un politicien. di cheminot aussi boo xamante ni def na ci 34 ans loolu du tey moom lañ dalaloon tey ñu koy kontaane di ko jaajëfee di leen jox nag dig daje suñu beneen émission bi di ñëw ci découverte merci beaucoup.